duma jël kenn jëndee la duma xool kenn jëlee la sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën Serigne Moustapha duma jël kenn jëndee la duma xool kenn jël Serigne Moustapha sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën Serigne Moustapha sama way wi ma jagleel ko sama sëriñ ba Moustapha sama xel man daajul keneen ki ma doyloo sagal Serigne Moustapha duma jël kenn jëndee la duma xool kenn jël Serigne Moustapha sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën Serigne Moustapha dama faf gëm musilmaxa dama faf sur lu dul yëfam lu mu amul ma gedd ko Moustapha defar Serigne Moustapha duma jël kenn jëndee la duma xool kenn jël Serigne Moustapha sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën Serigne Moustapha fa ma tolloon ci ak lëndëm ku ma xam démb xam ma tey di nga xam ne mara fi man dama réeroon mu gën Serigne Moustapha duma jël kenn jëndee la duma xool kenn jël Serigne Moustapha sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën Serigne Moustapha li nga fi def ñu teg ci bët li nga dékku ñu teg ci bët fi nga jaar ñun ñu fekke ko wala war alku wér Serigne Moustapha duma jël kenn jëndee la duma xool kenn jël Serigne Moustapha sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën Serigne Moustapha waruloo wax ñuy yoxi waruloo soxla ñuy nelaw waruloo digle ñuy naasax lu mu man doon jaaral Serigne Moustapha ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp daayiratul mustarshidina wal mustarshidaati cëslaay bi di alquraanul karim ak sunnay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñii nee nañ Seydi Mouhamadul Moustapha wàcc waawoon di ko woowe Tafa Sidi te daan faral di yor benn kan di ko wëndeel boo demee Derklé ñuy wax ne moo fi daan yore chaîne à musique di faral di déglu Enrico Macias si wayam bu ñuy wax donnez-moi moom la Abdou Diouf daan wax mon cher Moustapha mon cher fils presse bi daan wax ne il s'habille jeune il ne fait pas marabout boo ñëwee si Moustarchidine ñu ne suñu responsable moral al murshidul am al Moustarchidine dafa nekk benn mouvement boo xam ni yitteem mooy fexe ba njabootu jullit yi nga xam ni jamono naroon na leen fëkk ñu fexe ba dabaatal leen
mu mel ni boo seetloo diggante 1968 ba 1978 ci àdduna bi yépp jeunesse bi am nañu fi ay yëngu-yëngu rawatina itam ci wàllu diine ba tax na képp koo xam ni l'islam yitteel na la aveniru l'islam yitteel na la wala mu ndaw ñooñu doon nga ci xalaat. daayiratul mustarshidina wal mustarshidaati jubluwaay bi du lenn lu dul taxawu nit ñi rawatina ndaw ñi ngir ñu mat suñu boroom subhaanahu wa taala njaboot ci kaw suuf. Serigne Moustapha amul benn idole bu dul Serigne Cheikh Tidiane Sy lépp lu Serigne Cheikh Moussa wax muy kàddu Serigne Moustapha dina def yitte ba def ko réalité loolu moo indi sax daayiratul mustarshidina wal mustarshidaati wax naa ko ci ay jotaay yu bari ndax 79 Serigne Cheikh Tidiane dafa ñëw kër jëmb ni ndaw yi yàlla sédd na leen fukki at 68 ba 78 ku am seetlu di nga xam ni ndaw ñi la ko yàlla sédd mu ni suñ ci defee lu baax nag fa lillahi alhamdu waaye suñ ci deful lu baax nag nañ ko dabaatal ak fukki ati liggéey ndax fukki ati révolte ëpp na Serigne Cheikh nag comme moom jàpp xam na ni liy orienté ndaw ñi yàlla sédd na ko ci cër mu lancé message boobu kër jëm fa ñu doon añee wallahi wal quraanil azim dañu teg añ bi sëñ Moussa xamul saa ni teg nañ añ bi mu ni ma góor gi wax na de ma ni ko wax na kay mu ni man loo ci xam ma ni ko muy seen responsabilité rek mu ni ma man de fas naa yéenee dabaatal dafa ñëw Tiwaawan rek daal di takk ay bagage am dem Dakar ci la commencé di yaatal daayira bi commencé di dugg jeunesse bi ba dem ci université bi nga xam ne nii fa la coow li doon soqi ko mu dem fa def fa conférence am bu mag boobu. Tijani Sy amul woon idole bu ëpp sëñ Babacar Sy ci moom xam nga yaa ngi ko dégg mu naan ko wa arjuka fawqa alkulli wallahu shahidun afil ard min baadi alxalifati sukkaanu mu ne sëñ Babacar yow laay yaakaar teg naa la ci kaw ñëpp mu ne loolu nag yàllaa ko seede mu ne ko moo tax bi nga génnee àddina bu ma wëndeelee sama bët du ma gis kenn kuy doxati ci àddina loolu nag sëñ Cheikh Tidiane Sy lebal sëñ Babacar Sy moom la ko yàlla faye ci Serigne Moustapha dafa mas di xam nag ni sëñ Cheikh Tidiane ni mu toll ak ni mu mel il faut ñu wutal ko environnement bu dëppoo ak ni mu toll moo tax temps bi ñu daan dem sëñ Cheikh di def gàmmu ci biir jumaay ji moom mosu cee dem sax wante bokk na ci lu ma gën a yéem ñun boobu li nuy defe suñu yitte mooy discours bu sëñ Cheikh bind rek ñu jàng ko mokkal ko atam ñu jóge ci jumaay ji ci fajar bi 9h de jot ma ñëw ci moom benn baat bu ma wax ci discours bi mu wax ba ca topp ma ni ko yow sëriñ bi ñëwoo woon mu ni ma mokkal naa daal sama discours ci biir nag xam ni góor googu faw ñu wutal ko environnement bu mu dëppool loolu moo tax bi ñu tuddee gàmmu champ de course mu xool nag ni sëñ Cheikh Tidiane Sy toll fa tabarakallahu ci wàllu grandeur am ci wàllu vision mu defaral ko nag ci loo xam ne nii maa ngi wax sax ni jaadu woon na suñu mbokk waa technique yi ñuy ñëw ci champ de course di filmer xaaxaam bi ni mu mel bis bi ñu koy bay ak ay loxo di ko rato di ko bale di ko tame ñu filmer loolu bu ñu paree filmer bayal bi
suñu paree filmer tente bi suñu paree filmer nag bis boobu boo ñëwee ci champ de course ñu ne la fii la xaaxam bi nekkoon ak daggub gànnaar bi góor gu tedd gi wàcc guddi gàmm gi nga ñëw ci biir soo ñëwee fii li nga fiy fekk ku gis film bi noonu rek suñ la waxee ni la lii champ de course la doo ko nangu yooyu yëpp nag xam dimension sëñ Cheikh moo ko waral loolu moo tax fa tabaarakallaahu noonu la mas a toppee baat bu jógee ci sëñ Cheikh rek def na ko réalité. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. gis nga yàlla bu muy commencé pourquoi commencé wu rek ni yaa ayyuha alladina amanu commencé wu rek ni yéen jullit yi def ni yaa ayyuha nnaas pour ñoo xam ni mission bi du pour les musulmans mais li muy wax c'est pour tout le monde. na jógee foofu ba daj adduna bi pour ñoo xam li mu seddi jigéen nu mu toll. yaa ayyuha nnaas yéen nit ñi yéen ñi ma jàkkaar lool ak ñay ñëw ëllëg yëpp ittaqu rabbakum. sëriñ si firi dañ naan ragal leen seen borom. yàlla def ni yaa ayyuha nnaas yéen ñi nit ñi conscient te dignité nekk ci yéen ittaqu rabbakum delloo leen seen borom jukkal. alladi xalaqakum min nafsin waxida ñi daanu ñëpp nag fi ñu daanoo mooy jël gi ñu jël min nafsin waxidatin ni aadama la. aadama c'est la troisième génération ci an nafsul waxida. moo tax ku naan waaw jigéen ci góor la jóge nangam nangam mais ça malhonnêteté intellectuelle la nañu firi an nafsul wahid même tour bi nekkul au masculin au féminin la. xalaqakum doo ko firee sax moo leen bind moo leen tàmbalee min nafsin wahidatin ci benn cellule mooy unicellulaire bi ngeen di dégg. wa xalaqa minha zawjaha après mu tegaat ca le pluricellulaire. combien de millions d'années summa qada ajalan wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun Yàlla nee na yéenay werante fii ci sama kanam yéen xamu leen lu xew maa ngi jàkkaarloog bi may def unicellulaire bi ak pluricellulaire bi combien de millions d'années ñu nekk ci biir bakk yi ngeen di tiitaru booba dara nekku leen ko hal ata ala al insani xiinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. même nit sañul tudd évolution ci boppam fekk xamul fi mu jóge ak fi mu jëm parce que ki ñu xam fi nga jóge xam fi nga jëm foofu la ñuy mën a xamee ndax évolution am na mais ki xamagul fu mu jëm naka lay tuddee évolution moo tax taxawul mooy am ci espèce yi bi yàlla commencé foofu ci unicellulaire bi ba ci pluricellulaire bi ba keroog bi muy ñëw ci troisième génération muy aadam foofu yëpp ay mutation rek moo fa am ay taxawulaat mais tatawuraat amu fi moo tax mu di ko wax nag
am xuliqu min gayri cheyin am humul xaliquun waaw looloo tax nag donc question bi ñu njëkk a posé mooy loolu question yi nga xam ni dafay xaar réponse te di jaaxal nit ñi mooy boobu mooy xuloo bi góor di xuloo jigéen di ko wan ni ko ci man nga jóge ak di ko wan ni ko ci man nga war a compter kañ la góor nekk góor ak kañ la jigéen nekk jigéen parce que bala ñoo mën a dagg sente boobu xam kenn ku ne kañ nga doon li nga doon koo xam ne yàlla def na la ay millions d'années ngay évoluer ci beneen espèce te kenn xamul loo doon yàlla xaar ba dernière minute rek xam ni nag àdduna li mu laaj parce que dootul liggéeyee ci laboratoire parce que yi jiitu yëpp ci ay laboratoire am la ko doon liggéeyee mais bi aadama ñëwee dootul laaj mu dem ci laboratoire day bàyyi processus bi def li mu bëgg moo tax bële ci cadre origine la mais bu dee ci cadre aadama processus la wax na la ci origine bi nii ngeen tàmbalee ci cellule rek benn cellule moom kot jékki-jékki jur beneen cellule yooyee di dem di def ay mutation rab yi génn ci gàncax yi génn ci ñoo njëkk a génn mammifères yeeg yëpp génn ci ay millions d'années après première espèce humaine soo ko génn waaw mooy seen ay homo erectus yi ngeen di wax ay homo ancestral ak yu kenn xamul ba ñëw ci homo sapiens aadama soog a ñëw waaw par génération par génération donc aadama mooy troisième génération ci an-nafsul waahida bu ko defee li tax ñoom Darwin di juum bay tudd ni ñun dañoo jóge jaay golo mooy loolu ndax nit dañu mënul tàqale ñett mënuñu tàqale mutation bi ak transfiguration bi ak transformation bi mutation bi mooy bu jëkk bi ba première espèce humaine bi soog a génn mais dañu ci jógee ñu wàcc seen trajectoire wàcc gi ñu wàcc seen trajectoire moo tax transfiguration am wa man laanahu llahu wa gadiba alayhi wa jaala minhu alqiradata walxanazir la am na ci ne ñoo xam ne nee na ca façon ba ñu defee moo tax ma jéppi leen ba sanctionné leen ñu transfiguré nekk ñu nit xanaa nekk golo loolu moom la ñoom Darwin jël thèse boobu ba bëgg defe ni ñun jaay golo la ñu jóge or que transfiguration bi moo indi loolu ba ci jinne yi ñoom ci seen bopp yëg nañ ni duggoon nañ ci boobu cadre moo tax ngay gis ca seen colloque ba ñoom jinne yi ñuy wax ci wàllu yonent bi naan ko kunna taraiqa qidadan inna minna salihuna wa minna duna dalik kunna taraiqa qidadan ba ci ñoom transfiguration boobu am na ci seen wàllu ñoom jinne yi xanaa xamul ni li ñoo tuddee iblis foofu la commencé kaana min al jinn fa fasaxa an amri rabbi foofu la defee déviation moom itam cheytaane ba xëy nekk li mu nekk bu dëggee defee nag ci cadre transformation bi nag ki la ñu soog a ñëwee nag mu dem ba aadama bu bees bi soog a ñëw moo tax gis nga moom duggul ci nafsun waahida bi mu ngi dugg ci inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa ok yàlla nag ne maa leen génne léegi ngeen génne ci góor ak ci jigéen
moo tax fële nafs waaxida rek ngay dégg mais bi mu ñëwee ba fi min dakarin wa untan muy aadama ak awa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu nee na ma génn ci yéen nag ngeen multiplier wu ba xëy peuple yi génn ci nation yi génn ci ngeen organisé wu waaw xam nga yi yàlla tëral yépp ci wàllu alquran yonent bi wax ko dafay am li ñoo tuddee dimension verbale am itam li ñoo tuddee dimension agissante te nit ñi duñ ko xam bu fekkee ni dimension verbale la sens rek lay soxla sens bi mën na nekk sax sens bu unique wala ñu singulariser ko sens bi parce que dimension verbale la mais bu fekkee ne dafa nekk dimension bu agissante dootul nekk sens signification lay doon te la signification est toujours plurielle parce que contexte yi muy jaar mooy tax looloy tax li ma leen firil sànq ci li tax Seydina Ali biñ ne taxkiim mu lànk parce que kaamil bu ñuy yenu ak xeec borom naratu la jëfandikoo xelam moo tax foofu doo wax ak moom wax dootul régler affaire bi foog nga jël une position loolooy tax foofu dootul nekk dimension verbale mais dimension agissante lay doon parce que dootul sens signification et la signification est plurielle waaw contexte bu ne ak stratégie ak attitude bi ngay appliquer waaw looloo tax dina ñëw ba ci politique yi ñaar ñi taxaw constitution dox seen diggante sur le plan politique ñu saagante booba constitution nekkatu fa ministre rek ministre député ak député administrateur ak administrateur yàlla constitution sénégalaise ñoom ñaar ñu séqante xoolante saagante boobu constitution nekkatu fa moo tax foofu crise d'interprétation du fa am parce que conflit d'interprétation moo am il faut appliquer une décision moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu tuddee al ixtilaafu rahma ñu wuute yërmande la mais pour kan wuute yërmande la mais pour kan ki ñu yar ba mu équilibré modéré kooku wuuteem yërmande la waaye ki yarawul nekkul ko modéré équilibré wu lu dul dafa radical kooku ixtilaafam kenn du ko àttee ci cadre divergence parce que nekkatul ci cadre divergence ci cadre confusion la nekk moo tax li ma waxoon ci appliquer une décision moo dal Seydina Abou Bakr ndax bi fi yonent bi jógee am ñu jékki-jékki rek ya comme yonent bi jóge na fi affaire yi jeex na am ñu commencé rendre seen démission mais démission ci cadre diine nag bokkul ak démission sur le plan administratif bokkul parce que bii c'est démocratique c'est libéral bële c'est pénal waaw parce que ridda la
ki murtad ni bokkatuma am na lu ci diine wax en plus forte raison nag bu nee bokkatul ba noppi te bëgg a empêcher ñi bokk te mooy ñi génn ba noppi nag ni sax li l'islam tëral yëpp dañuy wax nit ñi ñu lànk ko te mooy azaka yeeg yëpp dañu naan nit ñi buñ ko joxeeti mais ko foofu Sidna Abu Bakar jëlul tiire armée la jël mooy xurubu ridd yi ngeen dégg ak xurubu mani azaka waaw fitna la mais il le fallait parce que du fitna bu jógee ci yàlla fitna bu jógee ci jaam yi la waaw parce que yonent bi ixtilaaf bi mu tudd xam nga dafa am lu ñoo wax ci tubaab généralité sympathie loo tax ñu wax leen toujours ni leen signification toujours dafay pluriel parce que généralité sympathique mën nga ko dégg rek ci benn affaire bu simple yaakaar naa fii ci Mbàkke am na dispensaire wala am na hôpital ba keroog ngay dem ca Njaareem am na hôpital mën naa am sax am na ay clinique mais docteur yi fi ne patient yi ñuy recevoir ñi ci amee bopp yu metti bare nañu mais est-ce que ñoom ñëpp même ordonnance lañ leen bindal kii day bind aspirine fii kii bind leneen fële kii bind leneen fële kii bind leneen fële et pourtant ñoom ñëpp bopp buy metti la ñu tudd ixtilaaf boobu l'essentiel mooy kenn ku ne bu jëlee bosam rek bu mu am allergie kooku nag docteur bi moo ko war a seet bu ko seetee ba xam ni du am allergie mu jox ko garab ba bu tesee keneen mun ko man di sama bopp da doon metti mais ordonnance bii lañ ma bindal bu ko liiree bokkul ak bosam bu mu tax mu ni bii baaxul moom na jël bosam rek bu ca yenee yëgee tan fa xayrun na bàyyi keneen moom it jël bosam ba ko docteur am bindal bu ca yëgee tan fa xayrun looluy ixtilaaf bi mais bi bon et c'est beaucoup plus grave moo di al arwaaxu junudum mujannada fa ma taarafa minha italaf wa ma tanakara minha ixtalaf yonent bi wax ci xadis bi ni arwaax yi ay régiment lañu yoo xam ni ña bokkoon caserne démb bu ñu gisee tey am na lu kenn ku ne lu lay attiré ci sa morom fa ma taarafa minha ay talaf waaye boo gisee nit mu mel ni dafa am lu ko lànk ci yow mu jéem la jéem jege mënulaa jege xamal ni seen ruux am na lu ko séparé woon démb kooku yonent bi moo ko wax mu nekk xikma nabawiya looloo tax tubaab yi di wax naan les âmes honnêtes ne se cherchent pas mais elles se retrouvent mais nag mu des nag benn suspense bi moo di ki nga xam ni taarafa ba noppi faxtalaf lu jara seet la ki nga xam ni taarafa ba noppi faxtalaf ak ki nga xam ni tanaakara ba noppi faxtalaf boobu mooy équation bi ñu war a seet ci jamono ki ni xam naa diw ba noppi te fas yéenewul ànd ci lu diw tëral ak ki ni xamul diw te fas yéene lu diw tëral mu ànd ca
bu ko defee nag comme loolu moo concerné ñi ñu jiitaloon yéen peuple bi yéen a ci des parce que Seyid Cheikh Ahmed Tijani li ngeen di wax ni ku amul la la gënal am la fa sës que ñu wax ko ci tubaab ni si on n'a pas ce que l'on veut on se contente de ce que l'on a. Cheikh Tijani wax ni se contenter de ce que l'on a est trop ordinaire pour se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut. bu ma amul la ma gënal ma am la fa sës kooku góor du ko wax parce que bu dee lu fa sës rek nga bàyyi la nga bëgg kon la nga bëgg yitteelu li ngeen bëgg mooy ñi yàq Sénégal nañu génn Sénégal mais fayda la dañu ne ko xamul buur saay na ñun la buur dee mais il est grand temps nag li wolof di wax ni génn ci bi muy neex ba nga génn ci bi muy naq waaye nag wolof moo wax ni yenukati xëddeen dañuy yëgoo soog a jóg kon les forces vives de la nation fukk d'accord ay nit yu dëppoo ci lépp am parce que ñaar rekk fi ne am na ay convergence mais am na ay divergence mais arab yi ñoo ko wax bu simple mooy nataawan fii ma ittafaqna wa nataxaawar fii ma ixtalafna te moo di li ñu dëppoo ñëpp dëppoo ko ci nañu ca jàppalante collaborer ca dimbalante ca li ñu wuute nag ñu seet nan la ñuy waxantee ba keroog ñuy yegg ci mën caa dëppoo kon nag loolu la ñu war a def actuellement parti yi loolu moo ñu booleeg ñoom ñoo bokk lu combat bu ñuy mëne parce que diine du jàkka rek ku ndekkiwul añoo reeroo doo julli julli gu rafet yàllaa ko wax falyabudu rabba hada al bayt muy jaamu ga waaye alladi atamahum min juuin ku lekkul doo dem fenn ba ca def mooy wa amanahum min xawfin sécurité taxaw waaw mu mel ni nag bu dee ci cadre pouvoir bi syndicat yi sonnat yi gis nga da ngay xàmmee baat ak jeu du benn baatu collaboration dafa am règle mais ki ngay jéem a collaborer te muy chercher pour manipuler la du ngeen dem. li ñu naan ku aj moo gën a bañ ko seenu kaw boo naan wax yu mel noonu ñu ne fi ne day bëgg nangu ngóor gi yooyu lañ daan xalaat booy wax loolu rek ñu ne day bëgg nangu ngóor gi war ka looy doyee ngóor. même parti buñ ko dee wut bari na ñu ko critiquer ku nekk ak la ngay wax mais gis nga nit boo xamul li muy def lan la da ngay tey mais booy doxal ci daayira di doxal ci daayira ba sa programme léegi génn cadre daayira rejoindre presque programme bu état te état ba ci boppam jàppale comme doxandéem mais fa ngay jaar nag pour dajale sa arme ba jël sa responsabilité par force mais foog nga def ko te mënuñu ko woon defee ci cadre daayira ci cadre parti lañ ko mënoon a defee mais ci cadre parti
jarul ma wax leen lu gudd yi fi xew ak commentaire yeeg mais avant muy ñëw sëñ Cheikh a leen ko junj yéen a amul dégg rek ci conférence su foire ca bukkeek mbuusu sel ba ak ba mu bëggee ëllëer ba te fekk dafa for mbuus mi rek xamul mbuus mi ndeke ñax mee nekk ci kaw nekk sel yaa ngi ci suuf bi mu ñëwee ni nag dama soxla ëllëer bi waa ji commencé di génn ci sel yi di lakk nag mu soog a xam ni sel la jikkoy bukki ji foog mu ñëw mu commencé na naan bu mel nii ak bu mel nii laa bëgg ëllëer boo xam ne bu ma demee mu dem bu ma demul mu dem moo tax gisu leen duma ci tontu parce que c'est pas la peine c'est pas la peine parce que itam am na koo xam ni mais moo la gën a xam lu xew moo la gën a xam li xew bi ci des itam bi may nekk président mu parti bi parce que lu nekk leeralal ko nit ñi dafay baax li ko indi mooy booba dugg nañ ci parti bi ba coono bi ca am ci mais dimension bi parti bi jël secrétaire général bi amul dimension bu ni toll kon buñ ko bàyyee noonu rek coono boobu nit ñi daj ko mu wër la ni sa jëmm tax ñu daj ko nga bàyyi ko rek mu xëy xëpp ci suuf noonu du am sens il faut que yow mi tax nit ñi doon sonn nga jël ses responsabilités loolu tax ñoom ñu proposé pour ñu jël présidence su parti bi et man ma soxla ko taxu moo tax waykat bi wax ni laysa tasawufu lubsa suufi turqiuhu wala bukaauka in ganna almugannuuna bal tasawufu an tasfu bila kadarin wa tatbaa alxaqa walqur'ana waddin mu ne am dimension mystique nee na nekkul sol ay yérey sooy nee na itam du bu waykat yi di way ngay daanu ci suuf ak di jooy waaye nee na nekk ku mystique an tasfu bi la kaderin mooy nga am melokaan bu sell melokaan bu nëxul waaye ngay tegu ci dëgg ngay jëfe li alquran digle nga tënku ci diine léegi nag kon buñ doon natt dimension mystique et spirituelle bu Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha Sy dañuy natt yooyu waykat bi wax fu mu ci toll wala luñ ci mën a jàngat moom ndax mënuñoo xam sax fu mu ci toll waaye luñ ci mën a jàngat ñun barkeeloo ko ci mooy melokaan bu nëxul xam nga Seyduna Cheikh radiyallahu anhu maam Babacar dafa wax ne rabba bila xalwatin asxaabahu alanan xata staqaamu fa yàlla llahi man haahu yar na ay njabootam ba ñu ne coow tegu ci yoon te nee na yaru leen ci ay dugg xalwa wala bokk ay azkaar yu dul jeex waaye bil himmati wala xaal rek ci la leen yar Serigne Moustapha Sy itam ci loolu rek la yar ay njabootam loolu rek la tracé loolu rek la doxal moo tax lépp lu nëx wala lu xumb rek bi mu dikkee dafa wane ne yéen lii du seen cër lii mooy seen cër dafa fekk daayira am waaye daayira ya doon am ay fittasu rek la wala lekk ay beñe wala naan ay ataaya ki meew mu dikk ne teg leen ko sol tenue blanche sukk ci suuf muy góor muy jigéen bàkk yàlla commencé heure sàngam
muy 9h jeexal 10h30 amul xalangu amul pëccëxoo lépp tegu ci organisation mu xamal ñu itam ni yàlla du ci jàkka rek wala ci jumaa rek lañ ko war a mën a jaamoo moo tax nga gis bi mu ñëwee la ñu miin xadaratul jumaa ñu koy def fudul jàkka di ko def fudul jumaa bi mu dikkee la ñu miin burdu dootuñu ko yamale Tiwaawan donte Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu anhu moo ko initié mais moom moo ko tasaare wax ne dinaa leen fexe ba ngeen àgg seen kër borom fëgg mu ne leen bismillah waxin la mu ne du ay azkar yu ba leen di jox du ay nawafil mais ci discipline rek laa leen di jaarale ba mujj sax mu tudd a tarbiya min wara il judur nga xam ne bari na tey ku Serigne Moustapha Sy defar sa njaboot te boo ko mësee tëg bët séen nga ci am mosoo koo jox loxo bari na ku Serigne Moustapha Sy defar te mosoo koo jox loxo mu mel ne kon fu ne dugg na fa defar fa ay nit ba ñëpp naw leen ci jikko ak ci melokaan te mësuñu koo gis ca koñ ko nga xam nga ban résultat la daayira bi obtenir ci wàllu ruux ma ni ko est-ce que xam nga ko man xam naa ko fi ma toog dama dégg benn nit bu commenté ni li tax ñëwuma suba gàmmu gi mooy niveau bi góor gi waxe daf ma dépassé surtout Sénat yooyu mu tudd te xamoon ni Sénat yi moom laa liifantoo ca Tiwaawan billahi bi ma ko njëkkee assisté ci cabinam moom booba daf doon commenté moom Serigne Cheikh day commenté assise bi ci cabinam laa rof sama casque jël sama code Serigne Babacar bi muy dugg maa ngi koy gis wax leen booba bi may nekk ci daara ji même plan wu Sénat bi ak numéro matricule yëpp ba ci fi yonent bi di toog ak ñi koy encercler juróom-ñaari aqtaab yi ñeenti ñi fi ñetti ñi fi Sayyidatna Fatima toog fële mook juróom benn jigéen ci xutbaaniya moo tax sama conflit ak moom conflit mystique la loolu leen nit ñi xamul mag bu dëkkul Sénégal di guinéen am juróom-ñaar fukki at ak lu topp moom la ko yàlla wan sur son lit de mort ñetti fan lañ ca teg mu wéy ci boroomam moom mag ma te taaliba Serigne Cheikh la bu ma daan nuyu jamono bu ne rangooñ yi day wat mu di ma nuyu ala durrati albaydaai kaana ijtimaauna waaw wa qabla xalqi alxalqi wal arshi qad kunna du ma nuyoo lu dul bayti boobu moo gis affaire ba ca Sénat ba jarul ma dugg ci détail bi ay isharatu takfi waaw nekk ku am dimension mystique et spirituelle mooy nga dëggu mooy nga am melokaan bu nëxul mooy nga topp diine mooy nga dundee alquran kon nag Serigne Moustapha Sy dimension mystique am et spirituelle am nee na foo ko doon natt rek weesu na ko benn patron ngeen am muy Serigne Moustapha mënuñu ko fay mënuñu ko tamit liggéeyal lu ko satisfaire parce que jàpp nañ ne fii ba ñuy sàngoo suuf mënuñu ko defal lu raw lim ñu defal
sëriñ waxuma la famille mais da nga yëg ne dans la vie professionnelle sax da lay accompagner parce que affaire bi du xam-xam du ndombu tànk du yax bu rëy kilifa mooy defal njaboot benn tayaabee boo xam ne fu mu nekk mu reflété wu. yàgg bëgg gëstu la te itamit oustaz Malick Gueye bu Thiès yàlla na ko yàlla dolli leer nitu yàlla bu mag la doom la ci sëñ Alioune Gueye sëñ Alioune Gueye moo ko yar moo ko jàngal moom oustaz Malick sëñ Moustapha daf ma ni oustaz Malick fu moo ko ne jàkk daf may jox imam Ghazali fekk bés sëñ Moustapha ànd fa ak Alaaji Njaase Mbay ca këram ga ca Thiès ca R100 ba ñu toogee oustaz Malick ni ko li ma yéem ci sa ñëw bi mooy fii nga toog fii la yonent bi toog léegi mook Fatima bintu rasulillahi doon ma gàgganti ci mbir oustaz Malick mi nitu yàlla la woon pire nitu yàlla la woon pire bi sëñ bi nekkee di ndaw nag nekk ca daara ja oustaz mi romb ko Moustapha fii ma anta min zikra mu ni ko gees ni ko ila rabbika muntahaha oustaz nee na ca laa xamee ni ca laa yégée ni danoo dooree dara lu Serigne Babacar Sy amoon ci wàllu cëru yàlla ci wàllu wilaaya wa bi sharafil quran am na ko man gëm naa ko xam nga Serigne Cheikh dafa wax ne xale yi duñ ma diis soxla et pourtant lu ci Serigne Babacar Sy amoon am naa ko waaye man gëm naa ni koo tungoom mu soxla te Serigne Moustapha ci wàllu cëru yàlla doomu soxna rawu ko ci wàllu wilaaya doomu soxna rawu ko ci wàllu tabe ci cëru yàlla doomu soxna rawu ko coonoom yëpp mooy tabe ci wàllu cëru yàlla ak yéene kenn bañ a yàqu yéene kenn bañ a sànku ci àdduna yéene bu rëy boobu ko dar ba bu sañoon melentaan sax nga Seydina Omar ibnul Xataab li mu waxoon ne melentaan bu fakkastalu ci Iraq man la ñuy laaj responsable sëriñ bi loolu la gën moo tax njaboot bu mu am daf la yéene nga raw njaboot bu mu am dafa yéene nga tiim ñëpp ci cëru yàlla ci lu ne moo tax moom dong ngay dégg sëriñ bu la ne man dama bëgg ñëpp tolloog man bëgguma gën ñi ma am loolu fa la nitu yàlla yam sëriñ bu egg ci Sénégal gi ak ñi Sénégal mel nga egg ci ba kitaabu wax ne yow boo sañoon ñi nga yar ñëpp yaa ñoo may tolloo ci wàllu yàlla ci wàllu may ci wàllu cër ci wàllu lépp fa la tabe yam te ñeewantam ëpp na àdduna Muhammadun nuru abdillahi saybata simin wa abdi manafin ma husaymi xam nga ñun dafa am lu ñu gëm te moom dañ ko jëkkee ci suñu bopp gis ngeen dañ nekk ci milieu boo xam ne ñun kenn rek lañ faale kenn rek lañ tëg bët kenn rek a mën a signifier dara suñu kanam muy Serigne Moustapha Sy Je n'ai jamais ressenti en moi un si fort besoin de creuser dans mon dictionnaire. Pour trouver de jolis mots me permettant d'exprimer une sensation particulière. En cette journée spéciale, l'anniversaire de naissance de nos chefs de guerre, Moustapha Al Maktoum, qui dans l'aristocratie mystique est sans doute le réverbère. Mourchidoul Maktoum à la plume majestueuse et au discours clair et hors pair.
le responsable moral, l'illimitable pour son sens de l'éducation sans défaillance. Mourchidul Ulama, l'incomparable et l'unique pour ses savoirs et connaissances. L'irréprochable pour son degré de constance et pour ses qualités extraordinaires. Ya Misla Youssouf, le tenant du flambeau de cette sacrée mission prophétique. Le grand maître, bien prouvé par ses enseignements qui dépassent notre univers. Le grand chef, dont son leadership et son professionnalisme dépassent toute barrière. Khassir, comme l'appelait son grand-père, et d'une personnalité emblématique. Le majestueux guide spirituel. Estimé pour son beau parcours et son incorruptibilité. Derrière lui, des disciples caractérisés par leur discipline et par leur indestructibilité. Le prodige qui ne cesse de nous impressionner pour ses cours de haute science. L'enseignant polyvalent, pour les différentes thématiques qu'il traite avec pertinence. Méthodique. Resteront ces enseignements qui montrent le chemin de la lumière. Toujours logique dans toutes ses démarches. Ce qui lui assure sa stature de repère. Al-Mourchid, guide des âmes pures. Ya Mustafa est l'élu dans ce monde de misère, où toutes les âmes perdues cherchent toute l'horizon de la droiture divine sur terre. En ce jour spécial, nous te souhaitons, cher maître, un excellent joyeux anniversaire. Père spirituel, vivez. Vivez aussi longtemps possible que nous profiterons de votre existence. Afin que même la vie puisse trouver son véritable sens d'existence d'ici des airs. Car de ces hommes, rares sont ceux qui sont ainsi comparables à votre prestance.